gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci li gën a fës mbootaay bi ëmb liggéeykatu kër docteur yi tey jëlee door grève bu ñaari fan tey ak ëllëg ñu ne liggéey bu néew la ñuy def ak urgence yi képp ñoom ñu bokk ci collectif boobu leen nee nañu état bu Sénégal daf leen a bëgg a sànk teg ci ñu bëgg ay coppite yu xóot a xóot ci wàllum wér-gi-yaram ñu ne itam ñu ngi jàppale seen mbokk yële ñu tudd ci mbirum Astu Soxna fële ca Louga ci jamono jooju ca Louga ca boppam njabootu taal ga nekk foofule di dox tànk jàmm ci diggante liggéeykatu hôpital Amadou Sakhir Mbaye ak njabootu Astu Soxna mu mel ni juboo am na ci mbir moomule. beneen ponk ci xibaar yi préfet bu Ndakaaru dafa gàntal marche bu collectif bi ñu taxawal ngir Cheikh Oumar Diagne génn ci kaso bi marche bi ñu naroon amal niki ëllëg kilifa gi li mu wax mooy dafa njort ay jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ci xàll wa ñu tànn moo tax mu gàntal leen lu ni mel. ay téeméeri tonu soble boo moyul dina yàqu ci fële ca marché Gueule Tapée ba ca Golf Sud ndax gisuñu ku ko jënd ñoom producteurs yi nag nee nañu dafa am parparloo ci yenn société yoo xam ne biti réew lañ bàyyeekoo ñëw fii ci réew mi ñuy jaay seen soble ci jamono ji nga xam ne ministère ba ca boppam daf ko tere woon. wàllum tàggat yaram dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw bokk na ci ministre bi ñu ko dénk nee na dinañ defaraat juróom-ñetti stade yi nekk ci ay région fii ci Sénégal ak stade bu Léopold Sédar Senghor fii ci Ndakaaru waaye tamit piscine olympique loolee lépp tënk la mbokk yaatal bi ci kanam tuuti lay doon. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi mbootaay bi ëmb liggéeykat yi ca kër docteur ñoom door nañu grève ñaari fan tey jile ak ëllëg ngir naqarlu jafe-jafe yu tar yi ñuy dund ci seen bërëbu liggéeyukaay yooyu le bokk na ci ñu ne état bi ci boppam daf leen bëgg a sànk ndax jafe-jafe yi am te askan wi di leen jokkoor bi saa su ne ñu bëgg it wane seen jàppandal seen mbokk yële ñu tudd ci mbirum Astu Soxna bële ca Louga ñoom ñu ne sage-femme yooyu le sax dafa mel ni lii tubaab di duppee présomption d'innocence maanaam ñu xaar ba yoon def liggéeyam ba noppi ñu xam ndax ñoo defam déet ñu ne loolu sax kenn respecté wu ko ci grève bi nag service minimum képp la ñuy def ak urgence collectif bi ne état bu Sénégal faw mu def ay coppite yu xóot ci bërëbu fajukaay yi ngir jafe-jafe yi mën a jeex fileeg boobu kon dinañ làbbaliwaat seen xeex boobule. Astu Soxna muy ko faatu woon fële ca Louga ba muy bëgg a mucc ba waral coow li yëpp fan yi mu mel ni nag ñoo ngi cay dox tànk jàmm mu bàyyeekoo ci njabootu Taal ga nekk foofu le rawatina sëriñ bii di Thierno Cheikh Oumar Bachir Taal mu ngi ciy dox tànk jàmm diggante ñi liggéey ca hôpital ba ak njabootu Astu Soxna mu leen di ñaan rek ñu bàyyi lépp mu sedd ñu delloo lépp ci loxo sunu borom moom kilifa diine bi terewul nag woona état bu Sénégal wala di ko ñaax mu xubbi ay bëtam xool bu baax a baax ci li xew ci hôpitaux yi nekk fii ci réew mi te nga xam ne daanaka ci ay jafe-jafe yu tar la ñuy liggéeyee ñu dem ca Louga fekk ji fa Thierno Fall. jotaay bu ni mel mi ngi dajale woon njabootu Astu Soxna ay liggéeykatu hôpital Amadou Sakhir Mbaye ci jiitu directeur bi fi nekkoon teew ci kanamu Thierno Cheikh Oumar Tall mi nga xamee ni moom moo leen woolu woon ngir dox tànki jàmm ci diggante bi. man it en tant que kilifa diine su fekkee ne nekk naa ci dëkk bi gis lu mel nii xew ci sama njaboot ci ndigalu xalifa général kër Cheikh Oumar lii suñu warugar mooy dox ci tànk jàmm baalante nañ fi àq ñépp gis kon nag nit ñi Sénégal nañu delloo ci seen xel xam ne lii yàlla moo ko dogal kenn mënu ci dara. ginnaaw aw waxtaan wu yàgg ñii di njabootu Astu Soxna muy borom këram yaayam ak i nijaayam xamle nañ ni lépp lu ñu jàppoon nangu nañ koo teg ci suuf. yéen ñëpp maa ngi leen balaax yorlu ma kenn dara jàppalu ma kenn dara may sant yàlla nag di sant bu baax. lépp lu ma jàppoon it banaa ko sama xol tamit metti na lool waaye ginnaaw sëriñ bu ma ñaanee rek mu ma caa teg dara damay bàyyi rek te yàlla rek tax bàyyi naa lépp bu feete yàlla tax. gërëm Thierno Saykou ci lii mu ñu dajale fii. yàlla def ñun ñëpp suñu xol yi feesoon na waaye yëpp bàyyi nañ jéggal nañ ñëpp di ñaan ñëpp ñu jéggal na yàlla nañu yàlla boole jéggal. Thierno Cheikh Tall daal di nay profito ci ndaje mi sàkku ci nguurug Sénégal mu daal di saafara jafe-jafe yi nga xamee ni moo am ci hôpitaux yi. ndax su nit wérul doo tal dara te maternité yi niñ ko waxe wax dëgg yàlla laaj nañu jàppale leen kon nag président ay wa mu jàppale médecins yi ci Sénégal yépp mu jàppale tamit aussi hôpital yi
ndax nit ki soo mënee faj it soo amul matériel boo fajee tamit aussi lu mel nii day am rek. ñuy fàttali rek ni ñeenti sage-femme yi nga xamee ni ñoom la ñu tegoon loxo ci faatuk Astou Sokhna àllarba ji ci lañ leen war a àtte ci tribunal bu Louga. am na ko xam ne nag yitte woon loolu waa kër docteur te li mu soxla ci koppar toll na ci fukki million mu di Souleymane Sylla nekkoon ab footballeur moom nag dafa amoon accident de la circulation bu mu bokkoon ci juróom-benn fan ci weeru décembre 2021 te da doon dem ci benn match football boobu ba léegi nag ci ay jafe-jafe yu taratar lay dund amoon na opération bu njëkk bu mu defoon waaye rééducation bi muy jàngalaat ko mu jëfandikoo ay cëram daanaka niñ ca bëggoon amuñu ko ginnaaw loolu nag moom benn association bu taxaw ngir jàppale ko wàllu ko ñu bëgg am fukki millions yooyu ñu soxla ngir ñu yóbbu ko moo xam Europe la wala moo xam Maghreb lu ci mel ni ay Maroc wala Tunisie ngir mën koo faj. Souleymane Sylla daanaka football na ci juróom-ñaari club yu nekk fii ci Sénégal Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye dem nañu daje ak moom reportage. ci terrain bi doon na xeex saa su nekk ngir tere attaquant yi ñu dugal bit loolee daal mënatul nekk ndax jamono ji mu ngi ci ab fauteuil roulant loolee tas daanaka yaakaaram. le 5 décembre bu may dem benn match au niveau de Thiès laa def accident. gi bon ma jëlee ci loos boo xamante ni dafa am fracture cervicale léegi nag moo jàpp sama membre supérieur yi ak inférieur yi quoi. Souleymane Sylla jot na football ci ay club yu bëri jamono ji nag mënatul demal boppam. ASC HLM la tudd. jaar naa championnat Sénégal depuis 2007 laa fi nekk. joué naa xam-xam joué naa port joué naa douane joué naa Dakar Sacré-Cœur joué naa GA. gannaaw accident bi Sylla niñ ko doon woowee mu nar a jàmmaarloog beneen adversaire mooy feebaram bi. kon li ñu ñaan yàlla mooy ñëpp taxawu ko. fépp fu lettre war a dugg union bi yóbbu na fa lettre bi dugal na fa lettre bi képp kuy kilifa fii Sénégal commençant ci su suuf muy suñu maire ak suñu honorable ba ci kaw amul kenn ku jotul information que ni suñu frère bi kat situation lay dund. kon nag appel la ñuy def pour ñëpp li laay war a suuli ñu taxaw seen doom taxaw seen sët taxaw seen frère. koo xamante ni nii rek mun nga ma jàppale parce que feebar bi metti na quoi tëddaay bi yàgg na trop te tëddaay bi dafa metti. léegi li may sàkk moom mooy autorité boo xamante ne wala bonne volonté bu mën a def ngir yàlla ñun ñu ngi lay tàllal suñu loxo maak sama xarit yi ñu àndal yépp. jamono ji nag ñu ngi xaarandi ñi nga xamante ne ñoo ko war a jàppale loole nag ñu xaar ko bu baax a baax yàkkamti ko tamit ndax Sylla jamono ji mu ngi jàmmaarloog ak beneen adversaire di yaakaar delluwaat ci ñaari tànkam. di njott ni yaakaar du tas keneen itam ku soxla ñu dimbali ko mu di Momar Diop moom bokk na ci kenn ku rëccoon ci ab benn cong bu rebelle yi doon def fële ca Casamance ci atum 2001 te fukki nit ak ñett ñàkkoon ci seen bakken moom daf cee rëccoon waaye daf cee jële woon ay gaañu gaañu ba ñu dagg tànkam nee na ci jamono jooju nguuru Abdoulaye Wade dañ ko sàgganee ba muy dund ci ay tolof-tolof jamono ji mu nekk moom it bëgg na ñu dimbali ko terewul am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi koy jàppale tuuti ba muy liggéey ci wàllum ferraille dañ ko fekk fële ca Kaolack Pambay Diaw ak Fally Gueye. Momar Diop bokkan ci benn attaque rebelle boo xamante ni mi ngi aman ci 2001 fële ca Ziguinchor jamono jooj nag lu toll ci fukki nit ak ñett daal di ci ñàkkan seen bakkan moom mu aman ci ay gaañu-gaañu yu métti ba tànk bi sax dañ koo dagg chauffeur bi di naqarlu taxawaay bi nga xamante ni moom la ci gouvernement bu Abdoulaye Wade aman ca jamono jooja ndax moom nee na moom mii day dañ koo abandonné woon. man dama amoon accident Casamance ak rebelle en 2000 le 16 février 2001 13 mois en rescapé ma rek ma ne rescapé ñu jàmm bal ci tànk jàmm bal ci biir fi jàmm bal ci ñoo pare ma ñaari yoon état nag foofu dama cee seetaanu état dama seetaanu foofu noonu parce que jamono bi may dal jamono Abdoulaye Wade la maag Aswad ñoo ko bokkoon sama benn kat bi ñoo Aswad mbokk Abdoulaye Wade la ñu bàyyi ma Ziguinchor ñëw jël si Aswad te Aswad benn bal ñu ko jamono fii loxo ak benn bal fii man ñu opéré ñaari ñu bàyyi ma Ziguinchor hélicoptère ñëw médicalisé jël si Aswad hôpital régional bu hôpital Sciences bu Ziguinchor yóbbu ko tout droit Dakar man ñu bàyyi ma fa médecin yi nag wax dëgg yàlla loolu ñu merci ba tax ñu profité sama faj ba ma wér amul benn autorité bu ma jàppale amul benn autorité bu ma mës a jàppale c'est pas loolu moo tax sama gom yi
ma forcé liggéey parce que dama nekk njaboot nekk borom kër mënu ma toog mënu ma talal loxo. gouvernement bu Macky Sall bi nag nee nañ ba ñëwee léegi amul lenn loo xamante ni def nañ ko te moom sax ay jafe-jafe yu metti lay dund ñi nga xamante ni ñoo di xariti ferrailleuram sax ñoo mujj daal di koy wutal fu muy yëngutoo ba pare jox ko benn moto boo xamante ni dinañ ci man di xëy ak a wàcc. ma bëggoon ay jumtukaay yoo xam ne dana mën a continuer waat jëlaat ay xëyam di mën a dellu di liggéey di mën a dellu si ay njabootam parce que liggéeykat la ñu wax ma nuñ ko bëggee yëpp ma wax leen ko mooy moto bi. mu bokkoon ci benn songu rebelle ca 2001 fële ca Ziguinchor fukki nit ak ñett daal di ci ñàkk seeni bakkan moom mu jëlu ci ay gaañu yu metti ba tànk bi sax ñu daal di koy dagg. Momar Diop di sàkku ci nguuru Sénégal mu daal di koy jàppale. ñu dellu si fii ci Ndakaaru préfet bi nekk ci département bi moom dafa tere doxu ñaxtu bi mbootaay bi ñu fi taxawal ngir Cheikh Oumar Diagne génn ci kaso bi bëggoon a amal ëllëg moom kilifa gi nee na nag boo moyul marche boobu bu amee indi ay jafe-jafe ci tekk bi ñu nemmeeku ci réew mi waaye tamit indi ay jafe-jafe ci dem beeg dikk bi moo xam nit ñi wala seenub moomeel marche bi niñ ko waxee suba lañ ko bëggoon a amal ñoom 9h ba 14h jógee ci rond-point bu université Diop bu Ndakaaru jaare hôpital Abass Ndao Tilène poste Médina jeexalee ji ko ca maison d'arrêt de correction bu Rebeuss moom professeur Cheikh Oumar Diagne mi ngeen di gis noonu dañ ko placé sous mandat de dépôt juróom-ñaari fan ci weeru avril ñu koy topp wàllum xoxotal wala saaga ak diffamation maanaam wax lu amul ginnaaw ab plainte bu député bi Djibril War déposé. ñu dem ca Ziguinchor foofu ginnaaw fukk ak juróom benn ci ay ASP yi ñu dàqoon am na yeneen wala bokk ginnaaw ñaar fukk ak ñaar yi ñu dàqoon am na fukk ak juróom benn yu ñu dàqaat ñu gis ni jamono ji lim baa ngi toll ci fanweer ak juróom ñett ñoom ñooñee ñëpp ñu teg leen ay daan ndax ab manifestation bu ñu doon amal te amuñu ci woon sañ-sañ bokk na ci ñooñ ñu dàq juróom benn yoo xam ne ci commissariat bu Yamatooñ police bu Yamatooñ foofu lañ nekkoon dañ ciy déglu ay leeralu Edouard Préra moom mooy seen responsable ci micro Boubacar Diassi. vraiment ñu fa nekkoon dañ leen joxoon benn notice boo xamante ne notice de radiation la mais seen kilifa ñoo ko jëloon tey ñu convoqué leen à 11h bu ñu demee 11h ñu doon leen jox notification il y a 6 ASP au niveau du commissariat central ak 10 ASP poste de police Yamatooñ. département de Ziguinchor il y a 22 waaye radiation région bi yëpp 38 la. lu ñu tuuma cela veut dire que dañoo ne ñoom dañoo dem fekkee marche boo xamante ne autorisé wuñu ko ñu dem braver marche yooyu moo tax ñu ne dañuy radier élément ñooñu yëpp. depuis booba depuis le mois de février am nay nit yoo xamante ne de bonne volonté ñoo xamante ne ñu ngi daw di ñëw pour la médiation entre ASP et direction et pour le moment moom ba may kii profiter di leen encourager di leen ne dañuy continuer médiation boobu ma lancé at ak appel ci direction ak gouvernement sénégalais ñu arrêté. bu ñu arrêté radiation au niveau du département de Ziguinchor nous ASP ñoo xamante dañuy radier dañuy def une demande de marche au niveau de la préfecture plus une demande d'autorisation de sonorisation boo xamante ne dañuy sensibiliser population Ziguinchor yëpp bés boo xamante ne dañuy tënk suñu jour de marche bi pour ñu ñëw jàppale ñu parce que fii seeni frère ñoo fi nekk seeni doom seeni rakk seeni jëkkër seeni jabar ñoo fi nekk ay pères de famille lañu ñoo xamante ne ils ont radié injustement pour ñu xeex injustice boobu. beneen ponk bu ñu doon junj ci ndorteelu xibaar yi muy ay téeméeri tonu soble yoo xam ne boo moyul mu yàqu ca marché Gueule Tapée ba ca Golf Sud ndax gisuñu ku ko jënd ñoom producteurs yi nag ñu ngi joxoñ baaram tuuma gouvernement bi ne moom moo joxoon ndigal ay agro business maanaam ñu am doole bàyyeekoo bi ci réew jaay soble te moo ne ministère bi ñu dénk njënd ak njaay bi daf ko tere woon ginnaaw jàpp nañ ni ministère du commerce boobule ak ministère de l'agriculture fu laalu leen ñoom producteurs yu vallée fleuve Sénégal nee nañu njiitu réew mi lañ bëgg mu saafare seen jafe-jafe ndax korité bi jibsi na te faaw soble boobu yëpp génn ci seeni yoxo Oumar Mbow ak Amadou Ba. comme ni mu demee woon daaw ñi bay soble ca vallée du fleuve Sénégal di gis seeni soble di yàqu te mënuñ ci dara. Mohamedou Ali Sall, nous sommes des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. problème pour écouler suñu marchandise gis nga basul yaa ngi fii kenn peesewul soble bi. si 10 jours.
15 jours amul solution soble bi yëpp day nëpp chaque jour day gën a yàqu chaque jour day gën a yàqu. ñooñee nag jël baaraamu tuuma jëmale ko ci concurrent étranger yi nga xamante ni jàpp nañ ne lépp la ñuy def ba mu des tegu ci dogal yi nga xamante ni gouvernement bi tëral na ko. fan yële passé dafa am benn arrêté ministériel ministre du commerce dafa def benn arrêté ne pendant 10 jours bu kenn dugal soble Dakar ci 10 jours yi ñun ñu ngi toog Fuuta mais les agro business tubaab yi jógee bitim réew ak indien yi ñoo bay àllu Thiès bi yëpp dugal nañu Dakar approvisionné nañu dëkk bi ba mu fees dell ak soble ñun ci jamono jooju ñun ñu ngi toog Fuuta xaar ñoom ñu ngi dugal soble te ñun ak ñoom mun ñu concurrence ñoom ay milliards lañ yor ñun yoruñu dara mun ñu concurrence ak ñoom. ñee weet lool ci seen xeex bi ndaxte du jëwriñ bu ñu dënk njënd ak njaay du it jëwriñ bu ñu dënk mbay mi moo leen di wàllu si. du ñu wax ak le ministre de la du commerce du ñu wax ak le ministre de l' agriculture parce que ñoom faale wuñu sax. ne njiitu réew mi Côte dong moo ci mën dara moo tax ñu koy woo ngir mu indi saafara ci mbir mi. bu ñu jàllee ci korité bi ñaari weer ak lu topp lañ ciy teg egg ci tabaski waaye jamono ji sàmmkat yi nekk ci réew mi am na lu leen jaaxal muy jafe-jafe yi am fële ca Mali ak ni ñu tëjee frontière bi ñu ne boo moyul nag xar maanaam gàtt yi ren jile dina manqué bu baax a baax ginnaaw loolu ñu seetlu moo tax ba ñoom ñi yëngatu ci càmm gi ànd ceeg seenu ministère daje nañu ca Thiès ngir xool yan saafara la ñuy indi ci loolu laata tabaski bi di ñëw Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñooñu teewal ci région bu Thiès. gi ëmb conseil national de la maison des éleveurs ñi ngi artu nag ngir ñaax nag nguur gi ñu waajal bu baax du jëm ci wàllu tabaski gi ngir am xar yu doy ci réew mi. ñu war a dugg si ci tabaski te gis ngeen tey situation bi nekk ci sous-région bi muy suñu dëkkandoo yi. loolu aussi mu nekk ay jafe-jafe parce que parfois dafay am ay xar yuy jóge foofu te loolu ñu waxtaan ak suñu tutelle moom mu jóg taxaw ci côté boppam mais ñun aussi. ñu war a organiser wu parce que secteur élevage aussi dafa am participation bu am solo ci koom-koomu Sénégal. yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni nag nemmeeku nañ ko waxtaane nañ ko fii ci diwaanu Thiès lu jëm ci wàllu càccam jur gi ak nag sàmmkat yi jamono yi fu ñuy sàmmee seen jur gi lu leen jafe la léegi. mooy ci situation bi nga xam ne tey am na diggante béykat ak sàmmkat. parce que ñëpp gis nañu ne dafay am reyante ak gaañante. te loolu mun naa dem ba jur événement boo xam ne bi kenn séentu ko woon. chef service régional élevage nee na jël nañ seen matukaay ngir fas yéene gunge ñi nga xamante ne ñooy sàmm yi ak jaaykatu xar yi ngir ñu waajal tabaski. État du Sénégal ñu ngi jël ay matuwaay yu bëri yi nga xamante ni dinañu permettre ñu mën a approvisionner marché bi correctement surtout à travers un programme bi nga xamante ni ñu ngi financer ay acteurs ñu ngi leen di accompagner. maison des éleveurs nag ñu ci bëri nag yëkkati nañ kàddu wax ne lu jëm nag ci wàllu dunduk jur gi nee nañ am nañ ci ay jafe-jafe. tukkee ci conseil national sécurité alimentaire coow jib na ba tax gouverneur ba nekk ca région bu Thiès moom nee na situation alimentaire ba ci bët gànnaaru réew mi daanaka amul ay jafe-jafe ni ko ñu bëri njortee mu nangu sax ni am na yenn ci ay kon loo xam ne ay jafe-jafe la kon askan wi ñu ngi koy dund rawatina sàq yi nga xam ne dara amatu fi ci ni ñuy waajalee nawet bi moom Alioune Badara Samb bu mu yëkkati kàddu yooyu ginnaaw ba muy jël njébbal ay ndimbal di ko jébbal yenn ci ay njaboot yu seen yoxo jotul seen ginnaaw foofu ca Ndar dañ koy déglu ci micro Ousseynou Diop wala boog Ousseynou Diop lañ ci àndal. ñuy lamlaamee ay fan ni région bu Saint-Louis ay jafe-jafe la am ngir mën a dund rawatina ci yenn gox-goxaat yi bokk na ci ca Podor gouverneur bu région bu Ndar di Alioune Badara Samb daan nay weddi tuuma yu ni mel mu jàpp ni loolee amul benn yoon. xiif région nord man de gisaguma ko xiif ci benn kër nag wala ñaar kër ak difficulté également loolu mënut a ñàkk. xiif gu tax ñu naan ñoo ngi koy wax Ndar wala Matam wala feneen man de yëgaguma ko. waaw wax fa dëgg yàlla ku ne aussi man ngaa wax mais booy wax da nga koy étayer maanaam da ngay joxe ay firnde. moom Alioune Badara Samb ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko nee na li am ci région bi mooy ay baykat yoo xamante ni dañu bayoon góob daal koy rënk seen i sàq yi jamono jëlee nag ak noor bi ñu dund ko lu ci bare ci dund googee daal di jeex waaye du jafe-jafe boo xamante ni tey jëlee mën nañu jàpp ni askan bi ñu ngi dund ci xiif. ku ne xam na ni bu ñu musaan jël mois d'avril jëm mois de mai sàq yi day wàññeeku mais li nga bayoon bi waaj a jeex. mais situation bi xaw a difficile boobu moom fépp lay am. kaddu yi ñu ngi yëkkati ci ndaje bi nga xamante ni amical bu CRD bi ñoo ko doon amal jàppale lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ci njaboot yi nga xamante ni seen loxo jotul seen i ginnaaw. ñi nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw mais du nekk sax ñoo xam ne dañuy dajeek ñoom si mbedd ñuy saraxu
donc effort boobu ñu defoon ko ak service action sociale boo am au moins 160 personnes familles yoo xam ne tey nañ leen jox des denrées alimentaires. ndaje bi nag may na gouverneur bi ak ñi nga xamante ni ñoo jiite service yi nga xamante ni état bi moo ko moom ñu daal di àddu ci lu jëm ci wàllu mbay mi ñu jàpp ni mbay mi dañ ko war a gën a fulaal ngir Sénégal la muy dundee muy doon loo xamante ni moo koy bayal boppam. ni mu koy defee fan yii yëpp moom njiitu réew mi président Macky Sall ginnaaw jokkoo ak Macky bi ñu amaloon ca commune bu Dakar Plateau gouvernement bi kon ñu ne nag mi ngi door plan d'urgence ngir fexe ba gën koo yeesal boor boobule muy wàllum njàng bi ak njàngale mi tàggat ndaw ñi utal leen ay xëy wala assainissement mu di ay ponk yooyu yëpp yoo xam ne waxtaanee nañ ko ci benn CRD spécial Maymouna Ndiaye ak Ababacar Camara teewoon nañ fa. gi jënoo ak ndaw ñi ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci Dakar Plateau liggéey bi luñ ci jublu rek mooy indi plan d'urgence boo xam ni dafay soppi bu baax doxalinu commune bi. tënk nañ ñi daal am na lu bare def nañ ko fi mais am na lu ñu war a def par exemple moderniser yenn marché yi ci mel ni marché Tilène mais également financement yi war a jëm ci xale yi ci wàllu xëyu ndaw yi naka lañ ci liggéey ci wàllu assainissement liggéey yi ñu tàmbali nu ñu koy barale pour que mu gën a gaaw a pare mais également aussi ci wàllu njàng mi école yi lycée yi ci wàllu santé gis ngeen ni président bi mu ñëwee nee na leen dinaa leen jox may benn ambulance bi ñëw na avant même ñu ñëw ak yeneen yoo xam ni bokk na ci amélioration cadre de vie bi. ci noppee nee nañu am na ab kayit boo xam ni dinañ ci dëxëñ mbooleem luñ fi tënk. dinañ ko tënk nag ñun liggéey ko tabax ko defar ko document bu baax. jébbal ko nag kilifa gi muy président Macky Sall ngir mu mën cee xool li nga xam ne moom lay valider ak naka lañ koy liggéeyee am na loo xam ne nag dafay jàmp léegi lañ koy def am na loo xam ni xëy na ci weer yii di ñëw lañ koy def am na loo xam ni xëy na ci at yii di ñëw lañ koy def loolu muy planification bu ñu defar te loolu bu paree nag dina doon njariñ askan bi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement bu Dakar Plateau. laata loolu ñu ne li tukkee ci ndaje bi yëpp dinañ ko yeggee njiitu réew mi ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo ñëwoon teewe si ndaje bi am nañu ci yaakaar. jërëjëf Maymouna Ndiaye ci weeru koor bi ñu nekk nag fii ci Wakam am na ay kilifa ci wàllum politique bokk ci kujje gi di amal ay ndogu foofule mu di ab buntu ngir waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci parti boobule mu di PUR naka la ñuy tàggatee seeni militant ci teewaayu maire bi la amee loolu lépp dañ ciy déglu Ndeye Top Gueye moom mooy coordonnatrice bu PUR ca Wakam ci micro Cheikh Diop. ñu defee social si wàllu dimbalinte ni noonu la ñuy defee social au niveau savoir c'est-à-dire ay formation bëri na ay séminaires yoo xam dañ koy def organiser ko inviter tous les autres partis parce que parti yi fi nekk ak mouvement yi fi nekk tàmm nañ def activité yu mel nii ñu xam ne nit ki parce que bala ngay wax lekk naan nit ki doom xelam dafa am solo waaw xel si wàllu formation surtout au niveau des partis parce que PUR loolu doole boobu la am dafa doon parti boo xamante ne li ko gën a ñor moo fexe ba militant bi ñu formé ko donc lii nii daje bi dafay gën a yëwanal rataxal sunu ay diggante ndax politique dafa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ko doon def mais dafa ko doon def façon bu rafet ndax ñun ñi sama mbokk yi ma dena mooy waa taxaw waa Pastef ak ñeneen ñooñu dañuy liggéey di waxtaan parce que politique ça ne veut pas dire sànnante xeex ça ne veut pas dire xeex. léegi dañuy jàll ci xibaaru tàggat yaram ginnaaw bàkk bi lay doon. xibaaru tàggat yaram dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Nata. ñu dooree ko ak football jëwriñ jër wàllu tàggat yaram Matar Ba moom doon dañu annoncé démarrage réflexion stade régionaux yi toll na ci juróom-ñeent fii ci Ndakaaru tamit Léopold Sédar Senghor ak stade bu Demba Diop tamit bokk na ci piscine olympique tamit te ci financement bi nemmeeku nañ ci bu baax waa AFD ministre bi nga xamee ni moo yor wàllu tàggat yaram di ñu xamal ni Sénégal nag li ñu ci jublu mooy fexe ba am ay stade yu bari ba mën a postuler ci organisation Coupe d'Afrique des Nations moom Matar Ba dañ koy teewlu kàddoom yi Abdoulaye Anne moo ko tàttaan. De lancer à partir de Louga le jeudi passé le programme de réhabilitation. dañuy jëm ci liggéey bu am solo Demba Diop fédération dana ko toppatoo defe naa ne dossier avancé na lancé nañ xam naa attribution lañ jëm pour commencer Léopold Senghor
boo demee foofu chantier bi mettre nañ ko en place bateau bi mu ngi ci géej gi d'après information yu crédible yu ñu jox parce que matériel bu bari fa lay jóge pour ñu lancer travaux yi te ku lancer Léopold Senghor di nga wax Lamine Gueye de Kaolack Elimane Fall de Diourbel Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor mais toll yemuñu foofu parce que AFD mu ngi jàppale comité olympique di jàppale état du Sénégal pour ñu defaraat Iba Mar ba mu mucc ayib mais defaraat piscine olympique loolu lu am solo la waaye mënuñu ci yem parce que 8 stades régionaux yi jot a am dañ koy defaraat ba mu dellu na mu meloon defaraat sonorisation defaraat li nga xamante ne moom mooy gazon yi defaraat projecteurs yi te loolu lancé na travaux yi fële ca Louga ci alxames bi weesu. ñaata dañuy des ci football bitim réew ak demi-finale bu njëkk tey jii ci wàllu Ligue européenne des champions di dox ci diggante Manchester City di recevoir Real Madrid fële ca Etihad Stadium ñaari club yooyu nag daje nañu ñeenti yoon ci compétition bi ak anglais yi am ci ñaari ndam espagnol yi benn ci présentation ñu teewlu ci Ibrahima Kane. Manchester City ci talaata ji laaleeg moom ca biir dëkkam. mu di ab demi-finale aller bu Ligue des champions bu mel ne ab revanche ci waa Real ci atum 2020 Manchester City moo leen génne woon ci 8e de finale yi ñaari bal ci benn ci match aller bi naka noonu itam ci match retour bi wante Zinedine Zidane ak David Bettoni ñoom ñoo ne woon ci bancu Real Madrid ëpp lu mu jël compétition bi day jouer fukkeelu demi-finale am ci fukk ak ñaari édition yi ñu weesu bi yoon nag Carlo Ancelotti moom mooy seen entraîneur ka leen di gunge ca terrain bi di Karim Benzema nga xam ne fukk ak juróomi but la dugal ci fukk ak benn jongante yi mu mujjee laal. Manchester City bu Pep Guardiola football bu rafet ñu xamee ko wante ba léegi amagul benn yoon titre ci Ligue des champions bi ñaari équipe yi ci fàttali ba léegi ñoom ñoo jiitu ci seen championnat te amaana sax ñoom ñoo ko nar a jël. wante lu soxal Ligue des champions dañoo témboo Real ak Manchester City joué nañ juróom benn jongante ci Ligue des champions ku ci nekk am ñaari ndam ak ñaari nul demi-finale Ligue des champions benn yoon lañ ko mës a laale loolee ci atum 2016 la woon Real Madrid moom moo mujjoon jël ndam li benn bal ci dara gannaaw bi mu témboo ak moom 0-0 ci match aller bi. dañuy wax lamb ak arène sénégalaise nekk ci tiis ginnaaw génn ba àdduna kii di Moussa Dioum nekkoon pensionnaire bu Pikine Mbolo moom nag dafa hospitalisé woon fële ci hôpital militaire bu Wakam ñu nar ko jébbal boromam tey di fële ca Touba. ñu jeexale ko ak Viet Vo Dao nag ñoom dañoo daje woon ci weeru koor wi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo koy pratiquer ngir fexe rek na ba waxtaan ba xool nan la ñuy gën a jëmale kanam seeni sport de combat boobu nga xam ne ni ñu ngi koy pratiquer fii ci Sénégal bokk ci liñ ci jublu tamit bokk na ci gën a fësal wàllub solidarité Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba teewaloon nañu koor gi doon jamono bi ngay dundal sa diine ak jàppalante loolu la ñii di yëngu ci Viet Vo Dao di firndeel dañoo ànd amal benn ndogu seen biir. même boo ñëwee ñun suñuy principe Viet Vo Dao da nga fay fekkaat solidarité ci suñu devise être fort pour être utile ci principe yi nga xam ne moo fondé Viet Vo Dao muy premier principe bi ak troisième bi da nga koy fekkaat si biir mi war a ne vachine dañ leen di ñaax bu weesoo tapis bi ñoo am esprit solidarité ñuy booloo nekk benn di yëkkatindoo di tegandoo di xàccandoo di dóorandoo ndax loolu moo ñu jox doole médecin li mu organisé ni mënoon ko organiser moom kese wala benn partenaire am financier ko waaye dafa choisir yaatal jiital waa académie Yoff ñu leen di remercier aussi club boobu ñu jël organisation bi yëpp boole ci vachine yi fépp fu ñu nekk ci Sénégal ku nekk def ci sa doole def ci sa tuuti bi nga am pour ñu mun a am résultat bi. ndogu bi jaaree nañ ci di fàttali njëriñu Viet Vo Dao. li si des ñun vachine yi nga xam ne ñun ñoo ñëw ci ginnaaw médecin génération yëpp nag ba wàcc si ñun ak ñi nga xam ne ñoo mujjee ñëw nañu fexe unité bi médecin di prôné mooy xol yi nekk benn ñu fexe góorgóorlu ci loolu ndax ak lu ñu mën a baax ay technique lu ñu mën a performant lu ñu club bi lu mu mën a bëri su fekkee xol yi nekkul benn Viet Vo Dao bi du jëm kanam voilà defe naa loolu rek moo am solo te thème bi mu indi tey loolu lay wone ñëw nañu ndogu si jàmm wax nañu thème bi waaye li ma doon ñaan mooy ku nekk buy dellu ci clubam na delloo esprit boobu esprit d'unité et de fraternité esprit de solidarité loolu mooy tax lu ñu mën a yëkkati ñu mun koo daan.
lii nga xam ne maître Abdoulaye Sène moo koy amal mu ngi ci juróom-ñeenteeli yoonam bokk ci solo yi mu am li muy dajale ak gën a xamanteloo ñii di yëngu ci Viet Vo Daaw. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra soxna Nathalie moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. merci beaucoup jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw kon bu ëllëg incha allah. à partir de 6h du matin. 6h30. ci suñu biddantewul wala trop Mali. 6h30 incha allah Mali Thiandoum bi laay dem. 6h30 incha allah du am ci Infos Matin merci beaucoup Cheikh Tidiane léegi dañuy jàll ci yëglekaay yi li ñu xëyee ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gësamante gi woon ci diggante état bu Sénégal ak waa ànd gësam léegi tey mu mujj ci ànd yàbbi lépp lu ñu ngànkoon yëral xët mu njëkk Sud Quotidien li mu bind moo di ci jamonoy déggoo ci la ñu toll ci diggante syndicat yi fajkat yi ci réew mi ak gouvernement bi waa ànd gësam ak ministre de la santé signé nañu démb ak déggoo mu di protocole d'accord boo xam ne fukki bëgg-bëgg ak juróom-ñaar di ay revendication ñoo ca nekk ca yooyee sax yéenekaay bi nee nañu régime indemnitaire gi woon ci plateforme bu 2014 ba ma nga ca déggoo gi am démb ci diggante gouvernement bi ak syndicat yi santé bi Soleil national li mu ci gis mooy jéego bu njëkk bu ñu séqi ngir dakkal gerew yu takkarnaas yi ci santé bi mu di ay accord yooyu yéenekaay bi nee nañu waa ànd gësam bég nañu ci lool waaye nee nañu nag dañuy bàyyi ba gisante ak ministre des finances bu nuppi soog a xam ndax seen gerew bi ñu ngànk dañu koy yàbbi am déet accord yooyu ñu siife démb te mu tënku ci fukki poñ ak juróom-ñaar journal La Tribune li mu ci xalaat ba bind ko ci xëtam mu njëkk moo di fukki poñ ak juróom-ñaar yu ñu déggoo ngir mën a suul nëppal mbirum dem si yàlla asu soxna mi ñu ne dañu ko sàggane ba mu dee ci loxoy docteur yi ci hôpital bu Louga accord yi mbaadu doon xalu ndéef ba nga xam ni gëmma gimmi da koy yomb ne journal Source A mi ngi ñuy xamal ni union des syndicats de la santé bu Louga gi dajalay syndicat yi santé yu bari ci dëkk ba li ñu bëgg moo di toog ñetti fan yoo xam ne am paj du am ca dëkk ba maternité yi ca dëkk ba di Louga dakkal nañu bépp activité boole ceekit di waaj mobilisation générale ngir jàppale ji sage-femme yi ñu jàpp ci Louga ba war leen a àtte suba ci àllarba ji Source A nañu waaye nag attention ndax bépp fajkat bu fi gereew ba sooxeel santé bi bu weer yu deewee danga ko yëg ci sa salaire ndax état bi dina la ko dagg ci sa payoor bés bi le jour nañu Abdoulaye Diouf Sarr fexe na ba amuk déggoo diggam ak waa ànd gësam ngir wàccee dënn yi waaye sibiru bi ci réew mi bu ñu ci teelu ta wax dina fi yëngalaat ay dënn yu bëri bés bi le jour nañu coronavirus bi la ñu toppoon ba waxuñu ci sibiru bi waaye moom it mi ngi mel ni fitt gu mbër sànni ci réew mi ndax boo jëlee dëkk yu ci mel ne Ndakaaru Kédougou Tamba ak Ziguinchor paludisme bi bari na fa torop temps yi politique kat yi ci réew mi tàlluñu dara ndax waajal wootey député yi ñenn ci ñoom di waa Yewwi Askan Wi L'Observateur mi ngi ñuy wax ne seen yéene moo di fexe ba am député yu bari ci assemblée nationale bu ko defee ñu mën a imposer nguur gi ak cohabitation ba tax ñu teg weneen xeetu investiture waaye bu ñu deful ndànk ca seen investiture yooyee ca lañ nar a yàqule ndax ku ci nekk ci ñoom leader yu Yewwi Askan Wi bëgg ngaa wane sa bopp sa bopp googee nag moo nar a tas mbokk gi journal Le Mandat nañu indi bi du ci biir Yewwi Askan Wi rekk lay folote ñoom waa Yewwi Askan Wi ak waa Benno Bokk Yaakaar yépp yéenekaay bi nee nañu coowal investiture yi tax na ñoo ngi bëgg a xuttiko ku fóotal mbëtt roccil bar bil enquête yéenekaay ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ginnaaw fanweeri junni parrain yi ñu dajale woon ci Ndakaaru yagar yi yóbbul ko Macky Sall Macky xooloon ko xeebal leen ko ba waxoon leen ko enquête yéenekaay nee nañu waa Benno far nañu daanub jël ci wutum parrainage yi xutti nañu ci seen tànk tubay xar ci seen lafu sër ba dajale ci Ndakaaru 278 parrain élection législative yi ñu jëm meerum Ndakaaru ba woon di Soham El Wardini nee na nañ ko jéggal du ca def ab liste ci journal Le Quotidien la ko xamle ba wax fay ne mi ngi seet ndax du fi doxi génn ci politique bi am déet ma génn ci politique bi ànd ak libération dugg Bargny lu yéeme te tiis moo fa xew di benn xale bu jigéen bu toll ci juróom-ñetti at moom la ñu fekk ñu faat ko ci anam wu ñaaw ci tabax bu yeggul yéenekaay bi nañu li ñu njortagum jamono ji nag moo di dañoo yegg ci kaw maanaam dañu ko violé bu nuppi faat ko lu ni xaw a melit journal La Tribune bi nee nañu moo xew ca Thiès foofeet benn xale bu góor bu toll ci juróom-ñetti at di 8 ans moom lañ fa doon jéem a rendi mu rëcc photo yu koy firndeel ñoo ngi ci xët mu njëkk journal bi journal beneen bu xëyee mbir mu doy waar moo di Les Échos yéenekaay bi nee nañu gaayu commissaire Khadijatou Sall yi ca commissariat bu Rebeuss ñoo jàpp benn doomu Nigéria boo xam ne yàpp mbaam sëf di viande de âne la jëloon def ko ci puus-puusam di wër di ko jaay. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen yéen itam ci ànd beeg TFM rédaction bi di leen dig daje à partir de 18h40 incha allah xibaar yi ci wolof 20h en français ma leen di dig daje man ëllëg incha allah à partir de 6h30 di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm ak TFM jërë ngeen jëf.